baax a baax Aram Touré xibaar yi ci wolof ponk yi ca gën a fës rek bokk ci ñeenti cas yoo xamante ne nag gis nañu ne tey jii am nañu jàngoro ji di coronavirus. Ce dispositif est composé xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës rek bokk ci ñeenti doomu aadama yi ñu jàpp ni am nañu jàngoro yu coronavirus ci ñeent fukk ak ñeent seetlu bi nga xamante ni Institut Pasteur def na ko ni ki tey jii di ngeen dégg ci biir xibaar yi kàddu yu tukkee ci directeur de cabinet bu ministère bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram fële ca Cap Skirring moom la ñu fa jàpp nag moo di ne benn doomi France nag moo daal di am la ñu njort sax laay wax ne moo am jàngoro ji mi ngi toll ci juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett médecin ba nag di docteur Gabriel Senghor nekk rek jiite district bu Oussouye moom nag moo njort lu ni mel ba ñu daal di rek kon prélevé moom moomu lenn ca moom nag ba yónnee ko Institut Pasteur waaye lu soxal wàllu kaaraange ga taxaw nañ ci bu baax a baax ci hôtel boobee mu nekkoon lu soxal lit lu askan wi soxla ci wàlluk ñam ñu gis ni kon lépp doy na bu ñu sukkandikoo ci jëruñ ji dénk wàllu njënd mi ak njaay mi mu xamle ko nag ci ab ndaje moo xamante ni ñi ngi ko doon amal doon natt rek kon tolluwaay ak njeexitalu lii di Covid 19 fédération nationale bi ëmb boulanger yu Sénégal ñoom nag ñu ngay yëglu ci jamono ji nga xamante ne ñi ngi wax jàngoro ji di coronavirus te ñu ne nag article ba nga xamante ne nii jàppoon nañu ko nas ko muy article 2777 bu 31 décembre ba nëgëni nag dañ koo desee jëmmal te loolee dafa aaye ñuy jaaye mburu mi ci biir boutique yi ñu ne wàllu kaaraange daf caa des évêque yu Sénégal ñoom lépp luy manifester maanaam sax mbaa boog ay ndaje yoo xamante ni dañ ko amal di pèlerinage fi mu ne nii dañ koo daal di rek ajandi ba fii léegi nag jàngoro ji rek di jeex lu soxal sax aj boobu ñu waroon amal nag ca dëkk bu sell ba loolu it dañu ko daal di rek dakkal ñu daal di ci ànd ak Ibou Diouf ca kanam tuuti lay doon dinañ àddu it ci beneen ponk ñeel tere gi nga xamante ne njiitu réew mi daal dina koy tere nag jëm rek ci dajaloo gi préfet bu Ndakaaru taxaw na ngir ñu daal di matale lu ni mel am na loo xamante ne nemmeeku nañu ko fële ca Nord Foire la ñu ko gis fay féete nag quartier bu Xandaar ca boori aéroport ba muy nag ay yax yu ñu njoxt ni ay yaxu doomu aadama la loolee sax la ñu daal di jàpp ba waral nag gendarmerie daal di woolu ab médecin ngir mu saytu loolu ndax lu am la am déet ay dawalkatu charrette ñoom ñoo gis lu ni mel mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak li nga xamante ni moom la ñu jàpp tey ci kaawu coronavirus ñu ne nag amati na ni ki tey jii lu toll ci ñeenti doomu aadama la ñu wax ci ñeent fukk ak ñeenti seetlu yi nga xamante ni Institut Pasteur mi ngi ko doon amal ni ki tey jile ki ko kenn ki nag nee nañ ñeent ñi sax ñett ñi laay wax nee nañ ñoom ña nga bàyyi ko rek ca bitim réew waaye nag ñeenteel bi moom dafa nekkoon koo xamante ne dafa laale ak immigré ba nekkoon ca Touba Mbacké dañu ci teewlu directeur de cabinet bu ministère de la santé docteur Aloyse Diouf. muy résultat wu test yi ñu def sur 44 prélèvements ci 44 tests yooyu ñu def ñeent positif nañ maanaam 4 tests positifs ñetti cas yi cas importé la mooy ñi nga xam ne dañuy jóge ci biti dugg ci suñu réew. benn cas positif bi cas contact la moo maanaam jegewaale ki nga xam ne moom lañ déclaré woon positif premier patient bi ñu déclaré positif ci Touba. donc ci bésu tey Sénégal déclaré nañ fi 31 cas positifs ci 31 cas positifs yi ñaar yi fej nañ leen ñu ñibbi mu am 29 yoo xam ne ñu ngi sous traitement ba léegi. malade yooyu nga xam ne ñu ngi leen di traité nag ñoom ñëpp ñu ngi am tan
fële moom ca Cap Skirring ci bëj saalum réew mi am na nag benn doomi France bu ñu njoxt ci moom it jàngoro ji di Covid 19 ba tax na nag def nañu prélèvement ba yónnee ko fii ci Institut Pasteur ki ko def nag di docteur Gabriel Senghor moom mi jiite district sanitaire ba foofee bu Oussouye gannaaw loole nag tax na ba ñu jël matuwaay tamit ci wàllu kaarange ci hôtel boobu nga xamante ne fa la waaj a nekkoon ñu teewlu ko moom docteur Gabriel Senghor ci micro Boubacar Diassi. ëmb ci ngoon la ñu médecin bi nga xamante ne moo nekk club méditerranéen woo di ñu signalé ne que am na benn sujet français moom mu ngi dugg si ci dëkk bi le 11 mars 2020 la dugg si ci dëkk bi et que yaakaaroon na ne cas suspect la effectivement bi ñu xoolee amoon na signe mandarga yi yëpp yi wane ne que voilà kooku noonu cas suspect wu coronavirus la woon. Immédiatement aussi équipe district sanitaire bi envoyé nañu benn ay agent ñu ñëw club méditerranéen def prélèvement bi te ba bi ñuy wax ak ñun ba fi may wax ak yéen ni prélèvement boobu noonu envoyé nañ ko par avion ce matin donc en principe heure bi war na fekk sax prélèvement bi yegg Institut Pasteur de Dakar en attendant nag ñuy jot résultat yooyu donc malade bi isolé nañu ko biir club méditerranéen et que joxe nañu tamit ay consignes maanaam ñi fa nekk ñëpp dañu fay toog xaar résultat yi mais tamit ñi fa waroon xëy si tey liggéey si yëpp tamit kenn du dugg ba ñu xam exactement cas boobu voilà fan lay mujjee ak ñun. mu ngi am 88 ans maanaam juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett jógee mu ngi dëkk en réalité Marseille Aix-Provence mais vol bi jaar na Paris donc. voilà Paris la vol bi jóge ñëw fii. lu soxal nag li askan wi yittewoo ci wàlluk lekk nag Sénégal daal am na ci maanaam stock bu doy bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji dénk wàllu njënd mi ak njaay mi di Aminata Assome Diatta doon amal rek ab ndaje ngir nag natt njeexital bi nga xamante ni jàngoro ji di Covid 19 mën na koo am ci réew mi lu soxal nag gel hydroalcoolique yi nee nañ dinañ génne benn arrêté ngir nit ñi nga xamante ne nag ña nga cay profité rek di bëgg rek duufal kon seen i gafa dañu ci ànd ak Mame Biram Diouf. fii ci Sénégal lu ñeel nag denrée première nécessité yi muy kon dundu yenn ci ay produits yoo xam ne ñu koy soxla jafe-jafe amu ci ministre du commerce di koy xamle ci teewaayu mbooleem acteurs yi consommateurs ak commerçants yi mu leen di woo nag ngir ñu amal doxalin bu mucc ayib ngir approvisionnement ci produits yooyee bañ a am jafe-jafe. dañoo bëgg sénégalais yi xam ni lépp li nga xamante ne war nañ ko soxla ci seen dund am na fi lu doy. li ñu war a moytu moom mooy di dem di jënd goo xamante ne jaru ko ndax dafay wàññi stock yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk te loolu mooy indi spéculation. ministre du commerce profité ci ne am na comité de veille gu ñuy taxawal muy ay mesures yoo xam ba tey dinañu ko saytu bu baax donte sax produit yi nga xamul ne jéggaani ci bitim réew bokkul ci la nga xam ne ni tëj nañ ko ci frontières yi waaye teewul dinañu anticiper ngir rek lépp bañ a am problème. comité boobu am na ay démembrement ci région yi ndax am nay gouverneur yoo xam ne wax nañ leen déjà nañu xool na la ñuy liggéeyee ci xool niveau de stock bi. ba nga xamante ne benn produit du manqué ci région yi. li nga xam ne bitim réew lay jógee bu fekkee ne ñooñu ñu koy jox dañu am problème ci feebar bi ragal naa ne quantité bi mën na diminuer cependant projection bi wax na ne au moins 4 mois war nañ ko mën a am ci ceeb bi suukar bi moom fii lañ koy bayee mais nag point de vigilance bi mooy que ñu jàngatee ci ne. li nga xam ne moom la ñuy produire localement nañ ko gën a yokk. geneen ndogal gu mu jël muy nag ñu am régulation bu mat sëkk ci njaayuma gel hydroalcoolique yi. li nga xamante ne moom mooy gel hydroalcoolique am na benn arrêté boo xamante ne acteurs yi biñ ci waxtaanee ak samay département dinañ ma ko proposer ndax ñoom ñu ngi dajatee ci ngoon pour proposer ma benn arrêté donc dinaa ko signer ba nga xamante ne produit yooyu dootul. nekk duñu ci fixé duñu ci abusé. waxtaan yiy dox ci diggante ministère du commerce ak mboolem acteurs yi ubbeeku lépp rek ngir mesures yi nga xam ne jël nañu ko ñu mën kaa matal.
fédération bi ëmb boulanger yu Sénégal ñu ngi sàkkut ñoom it ñu daal di matale rek décret boobu nga xamante ne duppee nañu ko 2777 bu 31 décembre 2019 loole nag di tere njaayu mburu mi ci boutique yi ndax dañu gis ni wàllu cet gi foofu dafay des lu baree bari te nag jamonoy coronavirus la ñu nekk kon jaadu na décret boobu nag ñu fexe rek daal di koy jëmmal fii ci réew mi Amadou Gueye mi ngi ci yëkkati ay kàddu leneen la muy sàkkut mooy ñu dimbali boulangerie bu baax a baax ci wàllu jumtukaay ñu teewlu ko. mburu mi ñëpp gis nañ dañ koy distribuer te 8 millions baguettes la ñuy def par jour daanaka ñetti xaaj yëpp boo jëlee ñeent paaj ñëpp dañ koy distribuer ci ay boutique ci ay conditions yoo xam ni jaaduwul di ko jël ci oto di ko dugal ci oto yoo xam ne wala ay pousse-pousse yoo xam ne jaaduwul. dama bëgg Sénégal yi xam ni bu ngeen demee ngeen a war a jël seen responsabilité léegi bu ngeen demee ci boutique rek jàpp leen ni juróom nit jël laa lañ mburu moom waaye ngeen dem jënd mburu mi ci boulangerie bi moins de risque la d'ailleurs dama wax sànq ni boulanger yi seen bopp aussi war nañ jël ay matukaay wut ay gel wut ay savon wut ay gants loolu la ñu wax ne dañ ko war a imposer nit ñi pour ñu aar feebar bi mburu yi kenn war ko jaay ci boutique léegi nag d'ailleurs sax ba léegi mi ngi am te pourtant Macky Sall signé na benn décret le 31 décembre 2019 bi mooy le décret 2277 pour aaye loolu yëpp donc nag li des mooy dama ne état bi jël responsabilité am même bu mburu manqué Sénégal nañu aar askan bi. lu soxal jàngoro ji ba tey nag matuwaay yi ci nguurug Sénégal jël bokk na rek ci tëj yenn frontières yi ñeel dem bi ak dikk bi laay wax ci jaww ji rawatina ci diggante réew yi nga xamante ne nii am nañu jàngoro ji bu baax a baax ak réewum Sénégal moo waral nag ñu daal di yegg rek ba ci yenn ci agence de voyage ñu gis ni nit ñi bari nañu fa lool li ko waral ñu bari nag dañu réservé woon seenu billet waaye tey mu mel ni jafe-jafe am na ci wàllu woowee Mohamed Samba. mbooloo mu takku mi ci kanamu siège Air France nekk na loo xamante ni si xëy na mën na indi wàllante gi ci coronavirus gannaaw ba nga xamante ni si xam ne nit ñi dañuy tëj jaww ji ngir dem beeg dikk bi ñoom ñi leen nag ñu daw rek songu agence de voyage yi. nit ñi waroon tukki tey wala suba wala ñun ñi nga xam ne waroon nañ dem le 22 dimanche donc dañuy ñëw pour jël information parce que boo demee ci consulat bi donc li ñu lay wax mooy na nga dem ci sa agence de voyage si nga daggoon sa billet pour ñoom ñu mun la jox complément d'information léegi nag annonce bi démb la woon nit ñi xëy ñëw bari fi donc te agence bi yàggul di bari nit mais fu mu toll nii affluence moo am parce que nit ñi xaw nañoo jaaxle donc il faut que ñu xam par rapport ak seen retour par rapport ak seen i billets. Ali Ndiaye ak Sanu Dionu di ñaari doomu Sénégal yoo xamante ni si jëndoon nañ seen billet ba noppi ngir mun a tukki semaine bii di ñëw ñoom nag ñu ngi rafetlu tëj bi ci wàllu dem geeg dikk gi ci jaww bi waaye di xamle ni rek jokkalante gi ci waroon am rafetlu wuñu ko. waaw tey moom fi lay passé journée bi ça vaut le coup waaw lu tax ñëpp a ngi xaar damay xaar aussi. ci laa nekk voilà man xam naa sama numéro dafa sori ñetti guddee ñu ngi fanaan aéroport. kenn xamul lii nag mooy wane ne la direction des Sénégal l'extérieur amul njëriñ Sénégal de la politique politicienne heure bii waroon nañ taxawu xam Sénégal yi taxaw dem ci agence yi. beneen agence de voyage bii di Air Sénégal fii nag jumtukaay yi ngir xeex li di coronavirus xëy na nemmeeku wuñu ko fii ci mbooloo bu takku bi nekk ci kanamu siège bi. non amul sécurité moom vraiment lii sax bàyyi woon téléphone bi sax ce qui fait ku mën a woote ñu renseigné la moo gënoon nii quoi nii moom vraiment nii wóorul daal. am nañ sol masque te kenn xamul kan. bu fekkee ni tëj jaww gi ci wàllu dembeek dikk gi dina bokk ci xeex bi ñeel coronavirus loolee nag taxul ñi nga xamante ni si dañoo waroon a tukki seeni mbir mun a yemb coronavirus oblige comme niñ koy waxee waaye ñoom ci seen wàllu bopp nag ñu ngi xaare ni rek ni yëf yi dina mun a antu. mangoo ko ñu wax ba tey ci wàllug tere yi jëm rek ci dajaloo bi nga xamante ne nii loolu it ay matuwaay yu ñu jël la lépp rek ngir mën a xeex jàngoro ji di coronavirus moo waral préfet bu Ndakaaru ne nag tey taxaw na dëgg ngir nag loolu ñu fexe rek ba jëfe ko rawatina nag ci dancing yi mooy fi nit ñi di dajaloo di fecc moo xam ci plage yi ba ci nag terrain yi ñu footballé Amadou Alioune Badara Samb ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mohamed Samb. lépp loo xam manifestation la. mooy yi ngeen daan dégg marche yeeg randonnée pédestre yeeg yooyu yëpp nga xam danaan dajale ay nit ñu ko daan def ci mbedd bi dañ ko dakkal mais yemul foofu
yëpp yoo xam ne ay daje la yoo xam ne également daan am lu mel ni dancing yeeg yenn lieux yoo xam nit ñi dañ fa daan daje yooyu également ñoo ngi koy dakkal école yi également yaakaar naa ku ne dégg nga mesure bi président de la république jël pour 3 semaines yooyu ñoo ngi koy application boobu gendarmerie ak police depuis lors bi ñu ko jotee ñoo ngi ciy xaar seen tànk tuba yi li ci ëpp solo mooy dañu war a fexe ba taqaloo bi ak dajaloo bu rëy bi bu ëpp bi daal di wàññeeku parce que dugg na Sénégal parce que aujourd'hui bu ñu demee ba jël décision bu toll ni dakkal école yi dakkal activités yi nga xam ni mooy ay réunions yu mag yoo xam ni alors réew mi dañ ko daan diriger muy ci autorité yi kaw ba ci ñun ñi nga xam ni ñoo diriger au niveau départemental ñu jël décision également arrêté vol yi nga xam ñooy indi ay nit jëlee ci réew yooyu nga xam ne ay réew yu touché lañu yaakaar naa loolu doy na pour que nit ñi xam ni effectivement il faut ñu def benn sursaut national pour que yàlla mën ñu suturaal ba nga xam ne mbir mi du law Sénégal et am nañ mangook évêque yu Ndakaaru ñoom it manko nañu rek ak comité interdiocésain national ngir nag lépp loo xamante ne wàllug tere la ñu fas yéene rek ñoom it daal di koy jëfee tënku rek ci matuwaay yi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ñu ngi doon jënoo ak taskatu xabaar yi ñuy xamle nag ne mboolem aj moo xamante ne dana koy amal ñeer rek kon sunu mbokk catholique yi loolu it dañu koy daal di teg ci suuf ndax jàngoroy coronavirus. Ibou Diouf. gannaaw ñaari communiqué yi ñu jot a fësal mu aju rek ci xeex lii di coronavirus province ecclésiastique bu Dakar nag tase na ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ngir wax ci li nga xam ne ci ay mesures yu ñu jël la ngir xeex bi la feebar. pèlerinage bi ñu dogaloon war a jaare Israël Rome ak Lourdes ca France dakkal nañ ko ba jëmmi jamono. jóg nañu taxaw nam ngir gunge nguuru Sénégal ci lépp lu aju ci wàllu xeex lii di Covid-19 évêque Dakar yi di ñaan askan wi ñu dakkal yenn xumbite yi ñu doon amal. ci fi ñu ci toll dañoo war a moytu lépp li di mbooloo mbaa niiraan mu bare su kenn ci suñuy mbokk wàññeekoo maanaam suñu amee dëj ñu ngi ñaan ñépp ñu bàyyi rekk njaboot gi ak mbokk yi gën a jege ñu gunge ndem ci yàlla ba ci armeel ya. évêque Sénégal yi di ñaan ñi nga xam ne rek ñooy fidèles yi ñu sax ci seen ngëm jamono ji nga xam ne rek daanaka ñu bari tiit nañu fexe tamit ba def kem kattan ngir fësal saa su nekk seen dellu ci yàlla. ngeen farlu ci ñaan gi ànd ak seen njaboot rawatina ci bésu dimanche. ngeen farlu itam ci ñaanu sapalet bi ngeen jublu ci gën a rabaat baatu yàlla bi leen jàngu bi di waajal bés bu nekk. évêque Sénégal yi ñu ne nag dinañ def kem kàttan ngir ñaax ñi nga xam ne ñooy fidèle catholique yi ñu gën a dugal seen loxo ci lépp loo xam ne dañ ko tere fàggu tamit bi la feebar. jaajëfal ko bu baax a baax Ibou Diouf dañuy dem rek ba réewum Espagne fekk ji fa Barka maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adja Fatou Kiné. ma ngoog Barka li ma lay njëkk a laaj rek foofee ca réewum Espagne gannaaw ba ñu jotee dogal bi muy tere bi nga xamante ni njiitu réew mi def na ko ci wàllu dem bi ak dikk bi ci jaww ji xam nga ci réew yi tugal yi moom réew yi ñu aaye rek demlante bi ak dikkalante bi bokk na ci réewum Espagne foofu nan la fa yëf ya tëddee ndax amoon nañu doon waaj a ñëw tey lan la ñu yëg. waaw man sax Fatou Kiné man sama bopp ci laa bokk. ba Sénégal nguuru Sénégal jëlee ndogal bi naan dafay tëj frontières yi tey à minuit yi balaa boobu man ak Sénégalais yu bëri yi fi tàggoon fii ci Espagne ñoo ngi doon jënd billet pour ñibbi si bi ñu jëndee billet yi la ñu dégg ne aussi président Macron daal di def dem benn annonce mu ne à midi dafay tëj frontière France ak espace Schengen bi ñu woote suñuy agence ñu gëmloo ñu ne mën nañoo voyager que frontière yooyu ñu tëj foofu noonu ci espace Schengen bi ci ñuy dugg la gënoon concerné que ñuy génn pour daal di dem seen dëkk ñu woote aussi Sénégal pour am ay assurance est-ce que suñu vol yi suñu ñëwee dinañ ñu bàyyi ñu dugg ci guddi bi am ñu fa jokkool ñu ne ñu loolu su fekkee dañu ñibbi si ba guddi dinañ ñu bàyyi ba petit matin bi évidemment ñuy ñëw ñu aussi dañ leen naroon testé xool ban dispositif moo fa nekk donte yorewuñu jàngoro bi ci seen yaram waaye tey bi ñu demee ñun ci aéroport Barcelone man maa ngi waroon jël volu TAP donc waroon jaar escale Portugal
bu ñëwee ba ci agence bi la ñu wax ne vol yooyu yëpp waa Portugal ñoom tamit tere nañ avion yu jóge Espagne ci transité foofu noonu seen dëkk naka noonu aussi am na ay sénégalais yu ko fekkoon ñoo xam ne ñoom vol direct lañ jëloon par Iberia waroon ñëw teer si aéroport Ndakaaru foofu tamit ñu tëj ko jëm nañ sax xool ndax am na ay vol yu ñu mën a jël pour jaar Gambie mais même ba foofu noonu c'était plus possible vol yëpp presque soit dañ naan vol yi dafa fees wala ñu ne vol yi mënatuñoo dem loolu moo nekk situation bi tey ci affaire vol yi sinon pour affaire coronavirus bi fii moom Espagne mu ngi dem di gën a law rek tey rek atteindre nañu pic presque 11 000 cas ñoo xam ne jàngoro bi daf leen laal ba pare nombre de décès yi mu ngi gën a yéeg parce que tey ñu ngi nekk ci 503 morts fii ci Espagne. Barka. kon xam naa yow di nga toogaat tuuti foofu de xanaa. waaw man moom quarantaine naa fi sama bopp ba pare soxna Fatou Kiné mais loolu la yàlla ndogal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm foofu Sénégal yàlla muccal leen ci jàngoro bi et puis di ko ñaanal aussi suñu mbokku immigré yu toog ci Espagne. ma ngoog jërëjëf Barka Ba yàlla na jàmm yàgg yàlla na fi jàngoro ji jóge ba faaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax xibaar yi dañu koy wéyal ba tey nag wax ci G7 muy syndicat jàngalekat bi nga xamante ni tey lépp lu ñu nasoon moo xam ci wàllu grève nee nañ ko tegg ci suuf ngir rek xeex ñoom it jàngoro ji di coronavirus ñu ne duñu ca yem dañ ci dugal seenu koppar lu toll ci 1 million yoo xamante ni kon def nañ ko ñoom it ci xeex bi wàllu ndimbal la lépp rek ngir jàngoro ji mën fee jugee ci kaw loolu it ñu ngi sàkku seen i ñoon it ñu fekk si leen ci xeex boobu nga xamante ni ñu ngi koy xeex Fatou Bintou Konté. ngir jàppale nguur gi mu xeex li nga xam ne moom mooy jàngoro coronavirus bi nga xam ne jamono ji mi ngi ci suñu dëkk bi la enseignants yi bokk ci kuréel bi ñu naan G7 nga xam ne 7 syndicats moo ko lënk fas yéene dugal seen loxo ci xeex bi la ba joxe lu toll ci 1 million ci suñuy koppar fas yéene ko jébbal tey ki nga xam ne moom moo di seen jëwriñ. booy digle sangu da nga siy jiitu loolu moo tax ñun syndicats yi dinañ tey dem jébbal suñu ministre de l'éducation nationale 1 million jiital ko si kees googu nga xam ne woon waxaan nañ ko léegi te ñu baamtuwaat ko mooy doon suñu contribution si effort bi nga xam ne effort de guerre la contre cette pandémie. balaa boobee sax ñoom waa G7 ñi ngi xam ne ni dakkal nañu bépp grève boo xam ne sooboon nañ ko ba jimmi jamono. suñu xoolee tamit lii nga xam ne mooy jàng ak njàngale nga xam ne dafa am solo ci am réew te nga xam ne dafa war a bokk ci di taxaw tem di yëglu di yëgale suñu xoolee tey li nga xam ne jàpp nañ ne tamit dañ kaa war a jiital ci suñu taxawaay G7 décidé na dakkal bépp grève boo xam ne mi ngi ci woon. ñuy rafetlu nag école ak université yi nga xam ne nguur gi tëj na ko ndax jamono ji daf ko laajoon wante nag bu ñu sañoon ñi nga xam ne ñoom ñooy way juri ndongo yi ñu xoolaat bu baax seeni toggaayu doom ak tamit jàppale xale yi ci kër gi lee ngir ñu bañ a fàtte. jàpp nañ ni xale yi teyuñ leen rek kër ga école yi tëjuñu ko ak université yi pour que xale yi toog il faut que xale yooyu parents d'élèves yi fàttaliku ni tey am nañu responsabilité bu bees mooy ñu encadrer xale yooyu ñu mën a jàng bu ñu toogee seen kër parce que nag li jëm ci dëkk yi nga xam ne mooy ville yi mais am nañu la technique et la technologie l'internet à partir de ce moment nañu fexe orienter xale yi ba seeni recherche yëpp jëm ci seen mbiru njàng. waa G7 nag seen jàppale gi ñu jàppale nguur gi duñ ca yem ndax ubbi nañu ab benn fonds boo xam ne ñu ko tuddee fonds de solidarité du G7 képp enseignant lu waaye am ñoo dugal fa ngir ñu gën a yeesal seen ndimbal ci ki nga xam ne moom. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi altine ji weesu nag am na ay nit ñoo xamante ni dañu faatu ba noppi yoo xamante ni sax mënees naa wax ni xëy na lu yàgg la ñu faatu ba ñu gis rek seeni yax nag ay dawalkatu charrette ñoo gis lu ni mel ca quartier ba ñu naan xandaar la ca boori Nord Foire moo waral gendarmerie nationale nag daal di woolu rek benn médecin ngir mu saytu yëf yi bu baax a baax Abi Faye lañ ci àndal.
non tiitum parce que man dama tegoon li ay aar la quoi parce que yàgg naa for ay affaires yu ay mais comme bii ma mosuma ko for mais foroon na dama doon for ay bant mu doon nit wala ay xanjara waaw yaxi nit la gis naa bopp bi gis naa lépp. noonee lañ ko koy yebalee ci charrettam donte sax xamul woon lan moo nekk ci biir ci diwaanu Nord Foire la jëlee li ni mel ñëw indi ko fii ci dépotoir bi ba mu ñëwee di sotti mbalit yi la xam ne lii ay yax la ñu xool gis ne yaxi nit la naam yaxi nit la waaye ñaar doomi aadama ab médecin bi ko jëlee ca catacombe bu Paris moo ko indi woon ngir rek liggéey ci li ni mel gannaaw ba nga xamante nit génn na àdduna soxnaam lii lay xatal ko ci kër gi mu génnee ko moom médecin bi mu génnee àdduna ak léegi buñ sukkandikoo ci gendarmerie mat na juróom benn at lii ëlëboon na xeluk charretier yi nekk fii ci bande verte gi ci diwaanu Xandaar nekk ci Nord Foire waaye léegi mbir mi gën na leer. leer na naa ñi ñu koy jaajëfal bu baax a baax Habib Faye yéen it fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen Aram Touré ma delloo la léegi nga wéyal. jërëjëf